alors dama ne maa ngi leen di remercier presse bi ci déplacement bi di nuyu Sénégal yëpp di ñaanal ñëpp atu jàmm ak sutura ak xéwal ak naataange di ñaan suñu borom njéggal ak yërmande ci ñi nga xam ne ñoo fi jógee man nag dama baaxawul di wax kenn di wax de donte aw ma solo dañuy dégloonte war a ci fulaak fayda ma dem sama yoon non il faut arrêter il faut m'écouter quand même c'est pas bien il faut arrêter alors je disais que bi ñu leen remercier ñu ngi leen di xamal ne li ñu fi dajale tey mooy waxtaan ci ñetti pàcc bi ci njëkk mooy mbirum bilan bi nga xam ne moom lañ def suñu téeméeri bis yu njëkk bi ci topp mooy mbirum coronavirus bi nga xam ne pandémie la bi ci topp mooy depuis ay fan gis nañ maître Moussa Diop di génn ci presse bi di wax ay wax yoo xam ne dara amu ci pour manipuler nit ñi yàq seen xel ak victimiser wu maanaam ne dañ koy néewal doole loolu laa bëgg a indi ay leeral bi ci njëkk mooy Dakar Dem Dikk ñun ñu ngi fi jël service le 15 septembre bi ñu jëlee service li ñu gis ci kër gi mooy ci perte yi mat na fanweeri milliards ak xaaj ak lu topp ci perte yi ci dette yi dette sociale yi mat na juróom-ñaari milliards ak téeméer ak ñeent fukk ak yeneen perte yoo xam ne document yi nga xam ne mooy seddaloo passation de service bi mooy ko wan bi ñu jëlee kër gi liñ fi fekk ci xaalis 81 millions la juróom-ñetti fukk ak benn ci ay millions moo nekkoon ci compte bancaire yi am lu ñuy wax dépôt à terme maanaam xaalis boo xam ne dañ ko dencoon waaye laaloon nañ ci lu mat lu jege milliard xaalis boobu mi ngi mën doon milliard ak genn wàll ak téeméeri millions waaye manqué woon na 954 millions yoo xam ne dañ ko utiliser def ko ci leneen muy juróom-ñeenti téeméeri millions ak juróom fukk ak ñeent état bi nag am na lu mu deseloon Dakar Dem Dikk muy ñeenti milliards diggante 2017 ak 2020 ci li mu koy jox pour muy mën a doxal liggéey bi mu ko sant ci tënk daal situation bu jéggi dayoo lañ fi fekk ci wàllu koom maanaam entreprise boo xam ne dafa ndërmeelu beneen bi soo nee transport da ngay wax daamari oto yi muy oto yu mag oto yooyu Dakar Dem Dikk mi ngi ci amoon junni ak fanweer ak ñaar 1032 te junni ak fanweer ak ñaar yooyu bokk na ci ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom yoo xam ne état bi mi ngi ko joxee atum 2016 ak ay pièces de rechange maanaam pièces yoo xam ne bu ñu paanee moom lañ koy war a remplacer ak lu mat ñetti téeméeru bus yu ndaw yu yam ak ñaar fukk ak ñaar yoo xam ne daaw lañ ko joxe waaye oto yi li ci paan juróomi téeméer la ak ñeent maanaam ëpp na xaaj ba yépp dañoo paan bi ñuy jël service ñun ci diggante bi nag ci ni ñu liggéeyee bi ma leen doon wax naan damay jël xëlwa gis nañ ne am na téeméer ak juróom fukki bis yoo xam ne defaraat nañ leen ba dugal leen ñuy daw ndax Dakar waaye dañ doon kaas naan dañuy xaar oto yi lu bis yi lu yàgg te xaar boobu dafa metti di xaar bis ñaari waxtu jaaduwul xaar bis ñaari waxtu jaaduwul te xamu bis bi kañ lay ñëw kañ lay dem liñ ci mën nag wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ngi ko ciy def alors ci biir comme da ngeen ne naa tënk ndax yéen ay patron ngeen da ngeen ne bu la neexee ne guddalal bu la neexee ne tënkal kon bàyyil ma tënkal leen gaaw waaw ci bilan boobu ñu def ci téeméeri fan yi ñu fi def li ñuy wax marché pièce de rechange dañ ko attribué woon mais kenn jënd ko fexe nañ ba dem fi tukki fi Dubaï ñooñu tamit ñëw fi ñu waxtaan ba débloqué ko ba nga xam ne ñoom war nañoo livrer barki démb la conseil spécial jóge foofu ndax dañ ko yabuloon pour mu dem xool fan la pièces yi toll. wax naa leen léegi téeméer ak juróom fukki bis yi nga xam ne defaraat nañ leen ba dugal leen am lu ñuy wax aussi stock de sécurité maanaam da ngay denc sa denc xam naa jigéen ñi boo demee am nañ ay nafa mooy nafa gi ñuy denc carburant bi pour que bu jafe-jafe amee wala lu bette nga mën faa dem tànk loolu tey boo demee
ci ak jamono ju mënti doon da nga fa fekk 200 000 litres ñaari téeméeri junniy litres yoo xam ne dañ ko faa denc. ah su mënee nekk nag c'est parce que état bi moom moo xam situation bi nan la demee diñ ci jàppale. ñu koy remercier bu baax di remercier le ministre des finances monsieur Abdoulaye Daouda Diallo ak suñu ministre de tutelle monsieur Mansour Faye. ñi nga xam ne ñoo daan jox Dakar Dem Dikk pièces yi ma leen di bëgg wax muy ay batterie ak ay pneu ak ay pièces de rechange ñooñu aussi dañoo demoon ba dëddu kër gi daal di mer ndax ay koppar yu ñu leen yoroon te fayluñu leen ko. woo nañ leen suñu bureau xamal leen suñu yéene ak nañu jëflante woon bañ nekkee chemin de fer nga xam ne fekkoon nañ fa ay bor yu bëri waaye yàlla suturaal ñu bañ fay jógee daanaka bor desu fa. alhamdulilah fexe nañ daal ci kàttanu yàlla ba amaat ak ñoom confiance lu ñu soxla ci pneu je pense que fi mu toll nii sax dañoo am ay réserve pneu am nañ ay réserve batterie. État du Sénégal aussi jàppale ñu ci li ñu wax le PUR benn plan d'urgence jox ñu ci 5 milliards 600 avec un plan de tirage pour ay rubriques yi nga xam ne moom la ñu soxla ngeen baal ma loolu dama leen ko fàtte wax ci sànq. alors salaire yi aussi bi nga xamee ne jël nañu Dakar Dem Dikk lu ñu fayee salaire amu fi woon président de la République moo sant ministre yi mu ko dénk ñu ànd ak man taxawuma pour ñu mën a fay les milliers d'employés de Dakar Dem Dikk ñu sécuriser salaire u septembre octobre novembre ak décembre. créé nañ fi aussi benn commission pour que li ñu tuddee rationalisation des dépenses muy loo xam ne ndigal la ci wàllu gestion pour xool daal lépp lu jëm ci yàq-yàq ñu bañ ko def loolu ñi ngi ciy xaar ay diggante bi aussi am na ay cabinet yu ñu jël pour ñu jàppale ñu ci saytu kër gi li ñu ko fekkee ak nan la ñu war a mën a def ba mu baax ndax nekkuñu fi woon di def ay audit pour di wa def lii di fa def lale waaye nag li olof naan xam wax dafa jàpp ne xam noppi xamul dara tekk gi ñu defoon dafa am lu bari lu mu leeral am na ci yoo xam ne bugguñu ci woon a wax te àgguñu ci waaye dañu gis ay mbir yu jaxasoo yoo xam ne il faut que ñu leeral askan wi ba ñu xam fan la dëgg féete. alors loolu daal mooy li nga xam ne ci téeméeri bis yi li ci ëpp def nañ ko am na loo xam ne wax naa ko ci français xam naa seen xarañte dana leen may ngeen mën koo tekki pour traduire ko. coronavirus feebar bi dafa jugaat ñi mu dal bëri yokk ñi ci faatu aussi yokk bi comme ni ñu ko waxee dafa mel ne dafa changé maanaam dafa gën a féroce ñu gis ne transport diggante yóbbu nit ñi ak indi leen di dajaloo boobu ak yéeg beeg wàcc bi day am ay contacts yu muy am bi état d'urgence amee ñu daje ministère ñu ne Dakar Dem Dikk comme moom mooy dawal état bi di dem ak di ñëw ak yeneen opérateurs yi ñii toog dañ leen di bàyyi waaye faw dañuy takk masque waaye ñii taxaw dañ leen di dégrossir de 30% maanaam bu dee téeméer dañuy wàññi fanweer yi pour que ñuy mën a respecter distance yi. foofu nag laay remercier presse bi ci seen objectivité parce que ñoom ñëpp relayer nañ ne malgré tout depuis coronavirus nekk fi bi su Dakar Dem Dikk yi moom ñëpp seetlu nañ ne da ngay takk masque. léegi nag ñun aussi pour xeex loolu parce que masque yi ngeen takk surtout yéen journalistes yi masque ngeen takk benn baaxu ci da ngeen wut ay masque lavable dama leen di tooñ. man du ma scientifique boo ko takkee 2 heures de temps daanaka amatul njariñ xam naa ñàkku ci yéen ñoo xam ne sax fajar lañ ko takkoon. alors je disais que ñun ñi ne dans la stratégie ñun Dakar Dem Dikk xam nañ ne communication bi neneen lañ ko war a defee aujourd'hui mbir mi dootul dàqee wala dóore mais mooy ñëpp bokk yeewu ci mbir mi danger bi nekk suñu biir ci yar ak teggin ak yëkkatindoo ak tegandoo ñu xeex ko ba mu jóge fi wàllu hygiène may wax sànq ne ku nekk yaay yor sa cetug bopp bañ a nuyoo respecter distance yi loolu moo ñu mën a dimbali ba ñu xeex feebar bi. Dakar Dem Dikk nag def ci jéego bu am solo wut ay masque li tax ma leen doon tooñ léegi ay masque lavable maanaam ay masque yu ñu mën a fóot wutagul nañ ci juróom fukki junni pour jox ko suñuy agent ak seen i njaboot ak ñi yëg ci bis ñu jàppale leen ci à titre symbolique ak aussi école yeeg ñeneen ñi nga xam ne danañ ci jox mais danañ ci may ñëpp ba mu des presse bi alors
ñoo ñëpp danañ xool aussi niñ leen ci jàppale. contrôle bi aussi dañ koy yokk ci biir Dakar Dem Dikk pour que nit ñi di sàmmonte ak lii kër docteur digle mais aussi ñi xamal ne danañ def ànd ak suñu jigéen ñi ak syndicats yi ak agents yi pour xool yan site moo tilim ñu mën ko respecter pour vraiment yokk suñu cet ma profité ci aussi di lancer appel population yi mooy ñiy jàpp bis yi di toj démb du ma ne suñuy bis waaye toj nañ fukk ci seeni bis te bis yooyu dañ leen a mobiliser pour rek ñu yóbbu nit ñi fa mu gën a sore ñu kar leen di toj bis yi ak di bëgg a taal yenn yi ma jàpp ne loolu jekkul Sénégal war na weesu loolu. beneen bi mooy may fàttali les forces de défense et de sécurité xëy na mën nañu ne le cadre n'est pas approprié mais comme la presse mën nga ci jàllale yenn information yi ñu xam ne les agents de Dakar Dem Dikk dañ leen war a jàppee comme des agents de l'État parce que Dakar yóbbu ak di leen indi yëpp ci turu État du Sénégal donc ma leen di demander ñu xam ne ñiy yóbbu ñenn ñi di ñëwaat yenn heures yi tolérance war na ci ñoom ndax dañuy delloo bis yi ndax bis sañoo koo gaare sa kër du seen moomeel Dakar Dem Dikk moomeelu askan bi la. donc may ñaan suma mbokk gendarme yi ak policiers yi ak les autres ak militaires yi ñu xam ne fu ñu gis Dakar Dem Dikk ñooñu état bi la ñuy doxal. ça ne veut pas dire que nag des agents vont verser dans l'abus aussi dañu war di teel a jóg avant waa Dakar di jóg pour yóbbu bis yi positionné leen mën leen a yóbbu kon ñooñu jar nañu xam mission bi ñuy dox. alors foofu laay arrêté dugg ci dernier point bi mooy li may wax sànq ne depuis un moment dañu dégg maître Moussa Diop ne président de la République da koy xeex dafa ma jox ndigal pour ma bloquer ay indemnités ma ne dama koy fàttali rek ne moom nitu yoon la te bu